ñu bëgg ci wax mooy affaire terme sud. Affaire terme sud nag dama bëgg nit ñi dégloo ma ci xel te bañ cee dégloo xol parce que affaire terme sud waxtaan la woo xamante ne il faut que sénégalais yi di bàyyi xel parce que affaire terme sud d'abord na ngeen xam ne affaire militaire la te ñun dafa am fukki poñ yoo xamante ne bii daf ñoo ñor ci changement wu système Sénégal te le ministère des forces armées ci la bokk. Ministère des forces armées li ko ci boole mooy lan bëgguñu ku ko politiquer loolu c'est fondamental ci ñun pour ñun ministère des forces armées ak ministère de l'intérieur ñun suñu parti MPES Jëf ak Njariñ dafa bokk ci ñi gëm ne kenn waru koo politiquer moo tax affaire terme sud d'abord buñ ciy wax liñ ciy njëkk a wax mooy nañu xam ne affaire soldat la affaire militaire la d'abord. maa ngi remercier ñëpp vraiment ci partage yi ak cœur yi ak aimé yi maa ngi leen ci remercier di leen ci di ci kontaan di féliciter ci ñëpp di ñaan maximum de cœur maximum de partage ndax c'est extrêmement important li ñuy wax nii ci terme sud. parce que il faut que sénégalais yi comprendre lan moo xew foofu parce que lépp lu nit di wax di nga ko waxaat nañuy wax dëgg sénégalais yi parce que militaires yi ñu génne. am na yeneen militaires yoo xam ne aussi ñi ngi toog doon xaar seen place kon man ñaari cas de figure yëpp a yam ci man mbir mi ni mu demee moo ma intéressé mais du ñun génne wala ñi bëgg a dugg parce que ñëpp ay sénégalais lañ parce que yow soo jógee tey yow nga organiser cette affaire politique daan ne damay jouer ci sentiment wu sénégalais yi pour faral ñi nga xam ne ñoom lañ génne yaa ngi léser ñeneen ñi nga xamante ne bi aussi ay sénégalais lañ comme ñooñu moom place yooyu war a dugg occuper place yooyu. li nu war a njëkk a wax mooy liñ ci xam ñun ci affaire terme sud mooy dafa am 79 familles soldats yoo xamante ne bi dañoo dëkkoon foofu 79 maisons yu ñu occupé te ñi ko occupé dañ ko occupé woon mu nekk ay logement de fonction nag su fekkente ne bi dem nga ba à la traité da ngaa war a génn logement yooyu ñeneen jël ko parce que dafa am sa yeneeni nawle yu dugg si war a jël place yooyu nga nekkoon logement de fonction yooyu moo am ci administration bi moo am fépp moo am ci ministères yi nguuru Abdou Diouf nguuru Ablaye Wade nguur yëpp am na ci ay fonctionnaires ak ay hauts gradés hauts fonctionnaires yoo xam ne ay logement de fonction la ñu dëkkee mais logement de fonction yooyu tamit nañ wax nit ñi ne moomuñu ko nañ wax sénégalais yi tamit dëgg ñu xam ne yow mi dëkk ci logement de fonction bi moomuloo logement de fonction bi jamono ji nga xam ne yaa ngi en service nekk en fonction jamono jooju nga am droit ci logement bi kon jamono jooju lañ la war a bàyyee logement bi mais jamono ji nga xam ne dem nga retraite nag jamono jooju na nga war ngaa xam yow ne logement boobu moomatoo ko léegi nag njiitu réew mi wala nguur gi mën na wax ne ñii de dañoo nekkoon ci logement de fonction 30 ans libéré nañu war nañoo génn kon nañu fexe nuñ leen dimbalee ba yóbbu leen feneen fu ñu dëkk wala ñu loger leen feneen wala ñu wutal leen terrain wala ñu dédommager leen ndax yàgg nañ fa ndax am na àq am na ci ñoo xam ne yàlla possibilité wu leen mayu leen ñu am kër ci diggante bi comme am na ñu amul kër ci diggante bi nag ci waa terme sud yooyu man d'accord naa ci nguurug Sénégal dédommager leen wala mu dimbale leen may leen feneen terrain wala mu jox leen xaalis boo xamante ne bi dinañ dem mën a am kër ndax yàgg nañoo servir Sénégal jaay nañ seen bakkan ngir Sénégal d'accord naa ci loolu li ma d'accordul nag mooy nga ne du ma génn foo xam ne logement de fonction la loolu man d'accorduma ci parce que moomoo ko boole ci am na ci ñoo xam ne xamal nañ ma ne amoon na jot nañoo tabax ci diggante bi seen kër jamono ji ñuy nekk ci logement de fonction su amee laa wax su amee parce que man nekkuma di ci politique bi Barthélémy Diaz ak Sonko di def man nekkuma ci loolu nekkuma ci loolu nañ wax sénégalais yi qu'est-ce qui se passe réellement nañ leen wax qu'est-ce qui se passe su fekkente ne bii laa wax ñoom ñi nga xamante ne bi ñoo nekk ci logement de fonction yooyu doon ay soldats jaay seen bakkan ngir Sénégal def nañ fi fanweeri at am na ci ñoo xam ne jot nañoo tabax seen kër mais dañ koo loué ba pare nekk ci logement de fonction yi loolu du yoon loolu tamit nañ ko wax loolu du yoon su fekkee am na 29 familles yoo xamante ne bii ci diggante bi ñu nekk ci logement de fonction bi tabax nañ fi seen kër ba loué ko Dakar ñooñu aussi war nañoo leen a xamal ne kat li ngeen def
du yoon dem leen ci seen kër yooyu génn kër yi jox ko ñeneen loolu lu ama am solo lu jara wax la kon maa ngi wax suñu position ñun mooy lii dëgg rek nañ ko wax lii dëgg mooy logement de fonction moomuloo ko retraité nga da ngaa war a génn soo amulee kër état du Sénégal na def ay pexe ñi jaay seen bakkat ngir Sénégal ñu dimbale leen wutal leen feneen mais ñi yeyoo place bi nañ leen ko jox loolu mooy dëgg mais lii gaa ñi di def nii man gëwuma loolu gëwuma politique affaire armée kenn du ko politiquer affaire armée kenn du ko fawe du ay caaxaan ñuy diviser famille militaire yi ñuy naan ñi laa àndal di jouer ci sentiment wu sénégalais yi loolu man d'accorduma ci ànduma ci li ma ànd mooy nañ leen dédommager bu ñu leen war a dédommager ñu génn mais ñi ko yeyoo te war a dugg si nañ dugg si loolu mooy dëgg mooy yoon te loolu mooy li jar a wax kon nañu bañ a politiquer armée bi di génne nit fii di dajaloo di wax naan famille la di jouer ci sentiment politique du ay sentiment dëgg du àndul ak sentiment dañuy wax dëgg gi ba pare wax naa leen ko ba toujours ma di ko wax samay wax nañuy wax dëgg buñ paree door a indi sentiment dëgg gi mooy ñii moomuñu fii 79 familles yi libéré ngeen da ngeen a war a génn am na ñu war a ñëw nañ leen ko wax d'accord def nañ ci fanweeri at jaay seen bakkan ngir Sénégal nañ seet feneen fu ñu leen dimbalee dugal leen fa loolu mooy dëgg mais nag taxaw naan ñii waruñoo dugg ñee ñoo waruñoo dugg di diviser armée bi wala di indi dislocation ci armée bi du yoon te loolu day fragiliser am réew day fragiliser am réew day nasaxal am réew kon maa ngi interpeller sama mbokk politiciens yi arrêté leen politique bi ngeen di def ci armée bi arrêté leen politique bi ngeen di def ci terme sud du affaire politique mbir la moo xamante ne bii mbir mu sensible la ay doomi Sénégal ñoo waroon a génn ay doomi Sénégal it ñoo war a dugg ñoom ñëpp am di ay doomu Sénégal kon man duma ci faral kii di bàyyi kii li ma ci war a wax daal mooy ñi war a génn nañu génn ñi war a dugg nañu dugg ñi nga xam ne dañoo génn te war a dim te jaayoon seen bakkan ngir Sénégal ñaa ngi ñaan président de la République 800 millions yooyu mu leen war a jox na leen ko jox ñu dimbalee leen ko loolu je suis d'accord nag ñuy politique di def ay conférence de presse di wër di wax naan ay way di kii di jouer ci sentiment wu sénégalais à chaque fois c'est comme ça waaw